Aïcha, ñu dellu soit ànd ak yéen ci King FM bienvenue à tous il est presque 9h passé juste après flash bi ñu ñëw ci 9-11 bi nga xam ne ñoo leen ko diggoon depuis presque une semaine ñu ngi koy waxtaanee ak yéen muy tey ñu am en exclusivité de recevoir Thione Ballago Seck. Pourquoi parce que dañu bëgg a waxtaanee actualité mais waxtaan également ci projet bi nga xam ne boobu ba léegi ñu ngi koy xaar mais qui parle de Thione Seck di nga wax forcément la musique sénégalaise ak li mu làmbool yëpp ci parcours bu exceptionnel bi nga xam ne am na ko ñun nag tey dañu am le plaisir ak honneur bu mag fekk si ko tey këram pour defee fi 9-11 bi mu nekk un numéro très spécial yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy déglu ci 99.4 mais également di ñu seetaan te di ñu bàyyi xel ci suñu site bi di www.kingfm.sn. Je suis venu également avec toute la rédaction bu King FM comme chaque matin ànd ci ak Serigne Saliou Seck Penda Badji ak Ndeye Mati Dieng ngir ñu seet si ki nga xam ne moo di Papa Thione mais également Fafa Dieng sax mi ngi ak ñun tey Fafa Gueye plutôt mi ngi ak ñun tey ci jotaay bi balaa nag ñuy dalal Papa Thione xëy na ma nuyu ñi ma àndal ci jotaay bi Serigne Saliou Seck Penda Badji ak Ndeye Mati Serigne Saliou nuyu naa la. maa ngi lay fay bu baax a baax Kalz di nuyu bu baax a baax aussi suñu invité bi Papa Thione di rafetlu bu baax a baax am tamit mbégte mu mag a mag bokk ak moom plateau bi ak ñi ñuy topp aussi ci www.kingfm.sn ak ñi ñuy teewlu ci 99.4 rawatina saa su 9h jotee rek ñu ñuy topp ci 9-11. jërëjëf sëñ Saliou Seck nañ dellu soit ci yow ci waxtaan bi nga xam ne war nañ ko seq ak Papa Thione naka noonu ñi ngi ak Penda Badji Penda na nga def. maa ngi si jàmm Kalz noo def noo yeewoo. aman mbégte jën ak yow nee naa la saa su ne mbégte la ñuy am di jën ak yow parce que yow saa su ne ci 9-11 njëriñ rek lañ ci jëlee di fekk di nuyu également Serigne Saliou Seck mi bokkal plateau ak suñu mbokk auditeurs ñuy suivre partout à travers le monde di dalal bu baax a baax suñu invité bi di Thione Ballago Seck. waxtaan baa ngi noonu xëy na di ngeen sax xaw a comprendre à peu près Ndeye Mati ñu ngi lay nuyu. Kalz ñoo ngi lay fay am mbégte tey dalal ki nga xamante ne moom mooy Papa Thione ñu nar a sekk ak moom nag waxtaan bu yaatu incha allah. jërëjëf noonu lañ koy defee chaque matin on va aller rapidement comme bu ñu amee invité bu mag xëy na sax tënk ko dina xaw a difficile mais déglu le portrait de Thione Ballago Seck jaar-jaar bi comme ni ma ko waxee léegi c'est un parcours exceptionnel boo xam ne artiste bu ne bëgg nga ko am ci sa yoon ñu déglu portrait bi nga xam ne Ndeye Mati defal nañu ko ci Thione Ballago Seck et puis ñu dellu soit ci studio bi ak moom. way bu diglewul yeetewul ay naxi neen la Thione Ballago Seck moo ko wax boole Seck di ko dëggal ci mbindam ñëpp ànd nangu ne lépp lu mu mës a way téere la amaana li mu ko nàmp ba noppi teel cee dugg moo tax ndax Thione Seck doomi géwél la maamam di woon waykat bu mag doon tagg Lat Joor Ngoone Latiir Jóob ay sëtam doon ko Thione Seck màggee ci boobu keppaar di def musique traditionnelle jamono di dox mu bokk ci benn groupe bu tudd Star Band laata muy fekki waa orchestra Baobab percussionniste bi 1984 la sos moom ak cousin wam Ramdan di groupe bi mu moomal boppam juin 1987 la def tournée européenne bu njëkk ci carrière am ànd ak Akan production bu Félix Anakunu ci noonu sax la ñu defee album bi di le pouvoir d'un cœur pur door cee teg jëlal di album bi mu génnee ci atub 1988 juróom-ñetti at la ñu ci teg Ibrahima Silla produire ko mu daal di génnee ñetti album ak label bi di Silar carrière musicale am daal di rafet lool mu am ci nag xeetu distinction bu ne ba ci ay disque d'or Thione Ballago Seck jafe nañu lim jaar-jaaram wante mu am nag yu ci gën a ràññeeku muy ay jafe-jafe yu mu jot a dund mai 2015 yemoog mu am juróom-benn fukki at di 60 ans la ñu ko jiiñ ne ay loxoom dafa tàq ci wàllum trafic faux billets loolee jural ko kaso ngoonu ko 27 mai la ñu ko placé en garde à vue le 2 juin 2015 ñu jàllale ko rëbës ba le 12 février 2016 ci la ñu ko may bàyyik ndëgandiku fi mu mujjee dinañu ko leeral ci waxtaan bi ñu nar a sekk ak moom ndax Thione Ballago Seck mile mooy ganuk 9-11 tey. juste après ce portrait exceptionnel bu Thione Ballago comme ni ma ko waxee jéem nañoo tënk ndax bu ñu ko doon waxtaanee xëy na fi la ñuy fanaan papa ñu am mbégte bu rëy tey fekk si la sa kër nga dalal ñu ak équipe bu King FM dañu lay nuyu et puis di la dalal nag ci fréquence bi di 99.4. wala Miss Dieng def. ba wax na ci maanaam domp yi ñoo mos a domp yëpp ak kaata yeeg ak pax yi ñoo ba gasal ak complot yeeg nangam donc damay laaj da doom ba loolu. mi ngi ci yaa def nga ci li ma daj. man maa gën a sonn ci musicien sénégalais yi. ngadd bu ne ngadd nañ ma ko. baax na Kalz aca bisimilah. waxtaan bi nag papa dañu koy tàmbalee rek xëy na man sama première question suñu doon def un peu parcours wala bilan wu parcours bi souvent dañuy laaj nit ki ndax am nga ci satisfaction bu doy wala am na lu des tey yow boo doon tënk wala ngay peut-être noter un peu ce parcours ci bilan est-ce que am nga li nga bëggoon yëpp ci parcours bi. non à vrai dire non xam nga nag yàlla moo sàkk ku ne
teg la ci aw yoon bi nga xam ne moo ko soob tegal la fa ngay yem ak fa ngay àgg ak la nga cay am ndax bu doon jox sa bopp rek non kon kenn du faale kenn ci wàllu cër bi suñu borom boole nañu ci ñi mu ko may damay gis sax ñu ko xam ne bu leer na ma ne moom a mag fuuf waaye il faut que mu ne ma Papa Thione ñaareel ba tam bon dég-dég bi nga xam ne bu doon ay nopp la du ama benn werante ne Sénégal ba jox nañ ma nopp ba ci mu dem ci ay génération donc bés bu ne ma dégg benn reprise bu benn xale bu ndaw woy yoo xam ne woyaan naa ko yaa peut-être 20 ans wala bés bu ne ma dégg imam di wax ba yàgg mu ne woykat boobu Thione Seck nee na donc loolu yëpp tam bon ay ferñeent la yoo xam ne quand même bu la yàlla cëralul woon kon du mën a àgg ci boobu niveau. kantaan nag am li ma bëgg moom ci musique bon yaakaaruma ko de waaye bon ñàkkul nag am naa si as lëf waaye na ma ko bëggee woon xëy na méngawul ak li suñu borom namm ci man daal laa ci xaw a jàngat. d'accord dañuy faral di wax ni que Thione Ballago c'est le parolier de la musique sénégalaise ci bind ak comme ni nga ko waxee de temps en temps ñu dellu soit ci ay paroles yoo xam ne bind nga ko yaa 20 ans bu ñuy toog souvent di réclamer wala di jooy tuuti fi musique sénégalaise toll ci wàllu bind ndax des fois ñu ne thème amatul xale yi bindatuñu booy toog de loin di gis ni musique bi di demee est-ce que di nga am loo ciy rëcc souvent ci ni xale yi di def. gis nga nag xale yi léegi nag xale yi jigéen yu mel nii. Penda mii ñoo tax foo leen fekk My Love rek la ñuy woy My Love My Love My Love My Love mais My Love nag benn carotte la rek ci boolu ceeb bi love bi dëgg la ki la bokk voilà parce que à la coulière moom fokk ñu wéy ak moom mais am na tam ay thèmes yoo xam ne tam dafa bari ferñeenti njëriñ yoo xam ne buñ ko doon laal di ko boole ak My Love yi non kon mu looba waaw dina ci baax lool. mi ngi noonu ci foofu rek la ñuy ñëwee Papa Thione ndax ñu bëri dañuy gis ni peut-être li ñuy woy actuellement nii par rapport ak rappeurs yi mooy ëpp contenu ci woykatu léegi yi parce que booy xool par exemple yéen seen li ngeen di woy ak génération bu bees bi booy xool daanaka ñëpp wax nga ko léegi mbëggeel la ñuy woy My Love boo ko méngalee ak rappeurs yi. rappeurs yi ils ont des textes très forts mais très très forts aussi ça dérange moo tax dégg naa ñuy clashante bu seen biir mais man fi ma ciy sant mooy ñoom ñëpp samay rakk lañu samay doom lañu te li ma baxaw wax bis mi taja mu ne ma père yow li nga réussir au milieu du rap kenn mësul xalaat ne nit sax mën na ko def ba muy antu ma ne ko ba c'est-à-dire mu ne ma yow buñ doon 250 rappeurs au Sénégal fexe nga ba rassembler la nga ci sa biir album yi les 230 mu ne ma ñun suñu biir bëggante wuñu duñu waxante lu baax duñu seetante ku nekk bopp sa bopp et puis kenn rasul kenn mais yow ñu nga rappeurs yi li nga def ni yow buñ ko bëggoon def du antu loolu nag mooy maanaam rek cër bi nga xam ne moom laa wax sànq ci commencement bi rek xëy na yàlla moom moo jox benn cër ñoom tam ñu nangul ma cër boobu ba ku ma ci woo nga ñëw. mi ngi noonu dañuy des fa foofu Kals boo ma mayee rek ñu continuer par rapport ak bala ñuy yegsi ci projet bi mooy wax nga ko léegi daanaka sax da ngay dégg imam wala ku mag buy wax ni dégg nañ Thione Ballago Seck woyoon lii wala nga dégg benn ndaw buy reprendre woyu Papa Thione est-ce que booba ak léegi temps ba fi ñu yegsi ni mën nañu wax ni peut-être mën nañu toll ci bilan est-ce que Papa Thione am na loo xam si moom lay regretter wala loo xam si bëggoon na ko def ci comme projet wala dara te defu ko. bon xam nga nag fii yàgg nañu dégg ñu ne suuf bu ëppantee dañu ko jàll dama la wax ci njëlbeen bi ne la reportage bi Miss Dieng def ba boole na ci domp yeeg sot yeeg pax yeeg nangam xëy na bu loolu amul woon dinaa weesu fii waaye nag xëy na loolu tam moo ma fi bàyyi parce que tam sama morom yu bari ñoo xam ne ñoo woyandoo
yàlla na yàlla yërëm ñi ñoo ma jiitu ñu bari xam naa ci ñu bari ndeysaan. Bon nit ki nag ku nekk rek am nga sa propre destin. man nag sama destin moom xam naa ne bari nay xaaxam lool mais yàlla mu ngi may présence d'esprit ak xol bu ko muñ ba di ko jéggi par ndànk-ndànk mais en un mot daal su ma doon def sama bilan bon ça va. alors Papa Thione man fi nga daanelee rek foofu lay jëlee sama question à savoir que temps yi gis nañu ne artistes yu ndaw yi bëri nañ toll lool ci Sénégal à savoir que ni ñi ngi jéem a assurer relève bi naam sa xëj na loolu lu jafe la mais li ma bëggoon xam tey ji mooy est-ce que am baat bu neex rek doy na ngir nga mun a imposer bu baax a baax sur la scène musicale. baat bu neex day ci la bokk. ak mën a bind. waaye li ko ëpp solo mooy chance te chance moom suñu borom rek moo koy joxe. lépp on dit même dans le foot sax un bon goal mooy ki nga xam ne moo la ëpp chance donc base bi yëpp tam chance la day dëggal rek ne que borom bi moom kenn mënu koo jéggi bokkul nag ak talent bi nga xam ne yow moom may na la ko ak li nga xam ne tam ingrédient bi nga xam ne tam yow yaa ko ñefel sa bopp di gëstu di yéeg di wàcc ba ñu xamal la benn cachet xam nga musicien Thione Seck si musique démarre rek di nga xam ne kii même su woyagul sax di nga xam ne kii Thione Seck la parce que artiste da ngay ñefe di dem ba am sa cachet waaw loolu tam ki la bokk maanaam ci ñeex mi la bokk. démb ak tey musique gu démb ak tey ji boo ko doon évaluer ban différence nga gis ci yéen par rapport ak ndaw ñi ba tax tey ji seen musique gën a imposé wu ay années jàll ni ci dem di ko mun di fàttaliku ba di ko boole ci seen thème tey ji lan moo nekk différence bi tey ji. chance bi nga xam ne moom la ñu woykat yi tey ëppale mooy internet ak portable ak WhatsApp ak seeni bagage yooyu ñun technologie bi waaw bu ñun ci suñuy temps benn rajo fi amoon muy rajo Sénégal buñ la xasee ba zappé jeex na yàqu nga parce que amatul beneen rajo booy mën a dem pour def fa réplique benn rajo la benn télé ku ñu mas ñu mas a faral ñëpp jàll nañu parce que relais la boo xam ne ñoom ñoo koy waxante ci seen biir nangam genre daal bagage yoo xam ne daal ñoom rek ñoo ko xam waaw. d'accord donc loolu mooy différence bi un peu ak technologie bi. léegi nag. waaw ñun avantage bi xale yi am léegi wax dëgg yàlla. amuñu ko woon. génération bi ñu tombeel tam. mooy génération léeg-léeg ma gis ci benn télévision xale bu jigéen bu sol jiinam braillé t-shirtam yore caméra teg ci mbagg mi bokk filmé ma ne waay tu vois tey ñun ca suñuy temps yooyu amuloon dëgg la bagage yi daal donc évolution am na jamono dox na booy yi daal soo bëggee dégg booy yi actuellement ñoo ko yor donc am na changement alors damay dugg nag peut-être un peu ci actualité bi ak yow Papa Thione ku wax Thione Seck di nga wax forcément franc parler bi fi nekk maanaam bu bëggee wax mbir day jaar ci digg bi loolu sénégalais yi xam nañ ko ci yow beneen bi ci topp bu bala nga yàggale waaw franc parler ba mu nga wax waaw moo ma lor moo la lor nu mu la loree daf ma lor rek d'accord franc parler boobu di dëggu bi sénégalais yi jël ko teg ko sa itekel jox la ko comme image beneen bi ci topp nii actualité bi amee ci réew mi nekkoon nga ko fi ay jamono comme ni nga ko waxee ci ay ndog-ndog ak yu amoon booy toog di xool la situation de ce pays que ça soit muy politique culturellement parlant ak jikko yi fait divers yi ñuy dégg naka ngay xoolee image du Sénégal ak actualité bi fi réew mi toll. man nag politique duma ci wax. xam nga pourquoi. fii Sénégal dañ lay gëndaloo façon naaru góor ba pare te duñ la ko gublee. maanaam bu génn ngooñ jotee wala dem gubi pour fas fi lekk doo gis kenn te comme xam naa sama bopp bëgguma wax loo xam ne nii daf muy dugal leer na ma ne que genn wàll gi kenn du ma ci indil añ donc te toog sama kër gi añ sama kër moo la gën a su ma paree ma teg sama wargaak suukar doom ñaan sama li wala deuxième troisième moo ma gën a politique moom du ma ci wax mais yaa ngi koy suivre dara ump ma ci
xam nga ni réew mi doxee ak waaw waaw mais am na choix la peut-être nga bañ ci wax comme dama aawlu te ma sonn ci rëkk yi léegi doy na léegi damay toog rek kon on peut dire que ëllëg mënuñu la sax séentu peut-être parce que leader nga quand même quoi qu'on puisse dire leader nga ci réew mi ni ko ñenn ñi defee ëllëg mënuñu la gis nga soobu ci géopolitique bi sur le terrain xam nga du ma wax ne mukk du am waaye yaakaaruma ko d'accord pour revenir un peu ci actualité bi Papa Thione yaa ngi ci benn projet boo xam ne su ma juumul yaa ngi ciy liggéey ak UNESCO depuis très longtemps wala xëy na UNESCO am nañ ci wàll projet bi ñi ko sénégalais yi di déggee man am naa chance peut-être ñëw assister séance d'écoute un peu ak voilà ak benn réunion waaw bu ma fekkee woon donc lu projet bi lan moo ko wundu parce que ñu bëri ñu ngi koy dégg am na sax souvent ñuy wax naan noo Thione dafa xëy na bëgg a bàyyi way moo tax mu bëgg a génnee autant de morceaux c'est quoi exactement projet bi nga nekk bon xam nga dinaa ci wax te duma ko sori lan moo indi changement bi ma dévier projet bi parce que bu njëkk ba c'était personnel Thione Seck rek ak keneen bu xëy rek génne album comme d'habitude mais bi ma fi amee ndog boobu je me suis dit que ne waa man ñi ma ba tegal bagage yu baax yii ba ñu ne ma répété nii ñaar rek a mën a am soit xëy na laa wax nag xëy na déranger naa leen sur le plan artistique xëy na ma mën naa jum aussi wala ci beneen plan léegi nag sur ce nag ma nekkoon xam nu ñuy def xaaral daal ma ubbi projet bi léegi ba ñooñu nga xam ne daal ñoo ma tegal bagage yu baax yi fu ñu mënti nekk rek dinañ xam ne ba léegi man artiste la lii moo ma jox benn image bi rek ma ne xaaral ma ubbi ko léegi ma boole ci ñëpp moo tax mu toll ci fii mais bu njëkk ba c'était juste Thione Seck rek waaw et on passe. d'accord mën nañ xayma ñaata artistes ñoo ci nekk à peu près je sais que ils sont nombreux mais yow jàpp nga ko. juum naa nag léegi ma juum léeg-léeg sax parce que affaire bi dafa bari ba nga xam ne xam naa daal bi gën a wóor daal mooy 400 yi moom teg na. ci ay artistes. waaw 400 waaw. yu fii laa wax yu fii. yu Sénégal waaw et puis am na xale yu bari ndeysaan amuñu chance mësuñu am chance ñëw téye micro. bay dugg studio ñu bari woy nañ ci. te bu génnee ndànk-ndànk ngeen xam ne tam am na ay xale yu mën a woy ndeysaan yoo xam ne. sortie bu njëkk bi kañ la. bon officiellement amagul sortie mais li ma jëkk a génn daal mooy les versions Casases. d'accord comme Casases yi ñoo jëkk a woy. il est normal seen bos jëkk a génn moo tax ma koy teg ci YouTube bi. d'accord pour le moment. mooy pour le 5 bi. waaw d'accord mais nag par tranche la fas yéene mu génne incha allah rabbi. projet boobu Papa Thione occasion la peut-être ñun comprendre nañ ci tuuti mais ñi nga xam si dañuy déglu ci 99.4 wala www.kingfm.sn nga fàttali leen waat projet bi dëgg-dëgg lan la ak beneen bi Papa Thione mi ngi commencé jëm mag et tout est-ce que lii nii moom. waaw mi ngi commencé en tout cas. béjjaa bi waaw. mi ngi commencé mais est-ce que mën nañ jàpp ni projet bi peut-être bokk na ci loo xam si moom la xalaatoon mu bokk ci ay projet yu mujj yoo xam si teg na ni bu moom la bëggoon a def ci ay mujjantal voilà. waaw loolu boo ko xoolee mën nga ko gisee noonu mais mën na bañ a nekk noonu aussi. parce que bon projet bi dem naa ba ci biir sax ma ne man damaa sopp su ma yëgoon rek bu fekkoon ne ci man dong la yemoon kon pare na bu yàgg mais xam nga loo xam ne da ngay comme par exemple dem ci guddi. ñu ngi enregistré ba 4 heures du matin. parce que bëgguñu ensuite booy bi dugal image yi il s'est couché à 7 heures du matin moom. pour ne pas rater le rendez-vous du 5. c'est tellement dur boo xam ne mais c'est que nit ñi ndeysaan du ñu mën a xam. dernier projet ou avant-dernier ou même pas mën na nekk parce que xel mi ma yàlla may tant que suñu borom nangoogu ko rek war naa mën a léeg-léeg su ma xalaatee dara rek dugg ci studio def ko ci musique génn jox gars yi xam nga léegi defatuñu musique pour am xaalis
dañ koy def rek pour nekk d'actualité parce que loo génne ñu jaayal la ko sa kanam fekk la ci feu rouge nan la paire bëggloo bi te mënoo ci dara tu comprends donc xam naa ne daal léegi ñun dañuy def musique ni rek waaye ñu gëm ne nag man de gëm naa ne que yombal xiyaam moom non su pirate duggee àjjana ma dugg àjjana waaw alors Papa Thione ñu gis ni temps yi lépp rek pour bëgg jongler ñaari actualité yi temps yi tout récemment Sénégal bëri na lool violence faite aux femmes est-ce que genre thème yooyu mën nañ ko xaarandi ci bi lépp projet. waaw mais à vrai dire nag binduma ko nii ci woy mais depuis sama conférence de presse bi bàyyi naa ci xel dinaa bind benn woy ci violence faite aux femmes mais ak tam aussi violence aussi ma wax loolu waaw parce que ñaar yëpp am na c'est que bu jigéen bi nag moo gën a fës mais am na jëkkër yoo xam ne dañuy faral ni souffrir ba bët set jaar fa dem liggéey. ci loolee sax yow ban jàngat nga ci am mu nekk lu nga xam Sénégal baaxoo woon di ko gis. ñoo xam nga nag yàlla rek moo ñu xajoo soo xoolee mbir mi ba yàgg yàlla rek moo ñu xajoo parce que man je conçois mal ñaari doomu adama yu bëggante bi ñu nekkee ndaw loolu leen doon ñaan yàlla boole leen ñu dem ba nekk ba am ay doom mujj ci benn créneau boo xam ne da nga naan ay àdduna moo dee waar te ñoom yaakaar naa ne ku leen waxoon ne ñoom couple bii ñi lay mujjee sax duñ ko gëm mais lépp nag mu ngi bokk mu ngi aajoo rek ci humeur doomu aadama parce que mën nga am sa soxna te yow borom ko gi nga la koy tooñ parce que jigéen bu ne li ñu naan alalu golo ca lex ba jigéen ju ne bëggul même bu fekkee ne sax diine nangu na ko dagalal na ko mu wóoree ne que sa borom kër yi ngi laba ci fële xam nga xam nga su fekkoon ne que maanaam dañ ne jigéen day wujjee comme safula su fekkoon ne dañ woon góor mën naa mujj mais kon kat gi jaxasoo. d'accord mais est-ce que kon tamit jotul instant bi ni artistes yi gën a mën a woy ci yenn thèmes yi ngir gën a mën a ñaax nit ñi vu que ni tamit ay porteurs de voix ngeen. porteur de voix loolu nag ay wax la ni rek de. xam nga su fekkee ne en tout et pour tout on est 2000 artistes sur 14 millions 500 d'habitants xam nga tam xam nga affaire bi moo tollawul quoi. Papa Thione man li ma la bëggoon laaj mooy waajur bu ci nekk boo sañoon fi nga jaar sa doom du fa jaar nga am nag doom boo xam ne macha allah yéen ñaar yéen a bokk même milieu bu ngeen nekk muy Wally Seck boo toogee di dégg yenn yi ci moom ndax mën nga comparer sa ndaw ak ndawam ndax wuute am na ci. j'ai pas compris li nga jëkk wax da nga ne waajur boo gis. bu sañoon am na yenn yoo xamante ne du bëgg doomam jaar ci wala muy dégg yenn yi. boo doon comparer sa ndaw ak ndawu Wally ndax xaw na ni roo wala. waaw man day sama ndaw moo gën a sage parce que jamono yi bokkul d'abord il faut ngeen xam ne ñun paa yi léegi ñu ngi dundandoo ak yéen jamono ceeb bu sew mooy maanaam xale yi jigéeni ceeb bu sew bii nga xam ne nii yàlla def na ñoo gën a meññ parce que yàlla moo bind góor ak jigéen te yemalewu leen ñu ne jigéen moo ëpp góor ci àdduna moo tax ñu naan la takkal benn ñaar ñett ba ñeent waaye soo ko mënee comprendre am na jigéen ñoo xam ne duñu dégg alxeyri ba keroog ñuy sanga suuf comme am na jigéen ñoo xam ne du ñu am doom ba keroog ñuy sanga suuf parce que yàlla boolewu leen ci nga xam ne dañoo war a jur doom mais ne problème bi nag mooy génération moom bokkul benn xale yu jigéen ñi sont beaucoup plus osés da ngay ciy gis xoolal ku la postel ay xef yoo xam ne mat na 1 kilomètre tu comprends xeesal la ba weex romb ji cikkiri léeg-léeg sax mu jokkaas la ma kii du Papa Thione xam nga mais génération bi ñoo bokkatul te xale yu jigéen yii ma gis ñoo ëpp fit nag xale yu jigéen yu jëkk yow dëgg yàlla et puis
njàng meeg internet beeg tam bagage yooyu tam yombalul dara waaw di fi changé bari na ba tam bon bëgg nañoo teel a laal tam ci xaalis bi bëgg nañu sañse bëgg nañ dem ci soirée yi te ni ñu osé battre nii non ñun non alhamdulilah mais sax ñun lay wax ci ñoom mais sax ñun amuñu woon chance boobu voilà dafa mel ni rek anciens joueurs yu jëkk yi mënoon football lool te amuñu ci football dara ak joueurs tey ji nga xam ne ay milliards la ñuy brassé voilà foofu noonu la ñuy jaare ci question Ndeye Maty bi waxaale ci carrière Wally ku nekk gis na taxawaay bi mu am ci musique bi actuellement tey jii est-ce que Papa Thione am na benn critique wala ban regard la am jëmale ko ci Wally Seck ci côté musique am. bon xam nga ku ne da ngay ñaan yàlla am sa indépendance je l'ai assisté une fois muy répété ma toog di ko xool de loin xam naa ne jël na ay responsabilités parce que bokk na ci ñi diriger ay répétitions. xam nga man kenn mësuma bindal kenn mësuma arrangé lu ma bind maa ko moom lu ma woy maa ko arrangé te gis naa ne moom jëm na ci boobu voix bu njëkk ba ndeysaan mag du sekk woy yi ngi daan woy buñ demee ci grande nuit ensemble instrumental ñu may ñu benn buña ndeysaan benn intermède de 10 minutes. ñu woy eyaay yow ngay rombe jumi rek lañ leen daan woy ndeysaan dem si yas lañ bu bis mu ne ma bëggatuma la dégg ngay woy jàmbura woyal sa woy yow te boobu temps man mënuma composé man xaw ma sax naka la ñuy composé mais daf mën a harcelé woyal sa woy alors foofu nag may commencé ndànk-ndànk di teg ndànk-ndànk muy ñëw ba j'ai compris que ne boo kontaanee. mën nga composer soo meree trop sa xol naqaree mën nga composer. d'accord restons un peu ci Wally Seck bi le temps may ñëw ak Fafa bi ñu àndal parcours Wally Seck dafa intéressé tellement Sénégalais yi parce que quoi qu'on puisse dire leader la ci li mu nekk maanaam de sa génération. te doomu Thione Seck voilà donc leader la ci li mu nekk ñu ngi koy bàyyi xel génération am sax booy seetu léegi ñu ci bëri ñuy doog a yegg si dinañ ko xaw a copier un peu ci style musical am. Leader bi mu doon est-ce que des fois ça fait pas peur de voir parcours bi xëy na li muy guddul mais def na ci lu bëri def na ci Bercy voyagé na ci barki démb mi ngi woon Dôme de Paris sooy xool affaire bi des fois doo xaw a ragal tuuti xaw a stoppé un peu. déedéet bu ànd ak dogalu suñu borom waale diine dem foo xam ne man mi bàyyam demuma fa. lu tax nga wax loolu. moom laa ko yéene. moo tax man la bu àndee ak dogalu suñu borom. waale dina dem foo xam ne bàyyam man mi bàyyam demuma fa. d'accord. Et puis li mu réalisé gum bi mu door a musique ak léegi. man bi ma ko tolloo. defoo ko. xaaj ba sax ma mënuma ko. kan mooy leaderu Ramdan jamono bi. mais Wally kay ba jox naa ko léegi amul leaderu Ramdan kay parce que. mais yaa ngi Ramdan ba tey. bien sûr. d'accord. alors damay profiter introduire Fafa bi nga xam ne moom la ñu fekk si daanaka moom sax këram lañ ñëw ñi ngi lay nuyu bu baax et puis di la dalal ci waxtaan bi. Kalsu maa ngi lay bëgg bu baax a baax di kontaan aussi di jàkkaarloo ak sama papa ji nga xam ne mooy Papa Thione nga xam ne man moo ma yaral boppam di kontaan jàkkaarloo moom bu baax a baax di ko nuyu tamit di ko jox yéeguwaayam bu baax a baax mais nit ku baax nit ku simple te nit ku humble nit ku franc aussi di la nuyu Papa Thione waaw dama koy laaj man projet bu mag bii nga xam ne daf ko am mi CEDEAO bii nii Papa Thione dafa am loo ciy xaar da nga ciy xaar Disque d'or da nga ciy xaar Grammy Awards wala lan nga ciy xaar ba tax nga engagement bu rëy bii nii. li ma ciy xaar rek mooy na ma samay rek ak samay doom gunge. ma wàcc escalier bi. bu dee Disque d'or yàlla may na ma ci. ndax am naa Disque d'or ci. Africando ak way bi tudd Sey. am naa double Disque d'or ak chanteur français bi This is la peste. am naa beneen Disque d'or d'honneur boo xam ne waa famille Michael Jackson ñoo ma ko joxoon. donc xëccuwuma Disque d'or mais daal defar naa sama immeuble daal ba mu baax léegi nag escalier yi nga xam ne moom laa bëgg a wàcc ñëw ci cour bi. maa ngi ci ak samay doom ak samay rakk ak samay xarit ak képp ko bëgg a woy ak man ma ci sant yàlla itam ndax
kenn laajuma ci 100 francs ñoom le fait que ñu def duo ak man doon na leen sëkk ak bar. Papa Thione d'après artistes yi nga film This is la peine africaine ñi nga liggéeyal ñëpp est-ce que am na ci artistes yoo xam dañu la marqué ci seen mën a liggéey seen mën a way wala quoi que ça soit am na artiste boo xam ne yow wala nit koo xam ne marqué na la dans ta vie. temps bi ñu nekkee booy ñun man ki ma faawoon moo doon Enrico Macias. xam naa doom boobu moom juddoo. wallaay Enrico de moom a jombal ma Enrico Macias ramasseur la. bon sama yeneen copains yi. fan ay. ñii ay Mick Jagger ñii ay Julien Clerc. et cetera parce que y avait temps boobu la chanson française était au top sur le plan mondial. waaw alors nag français yi nag temps boobu non ñoom moom musique bi. waaw ndeysaan su ma fàttali ko boobu temps man maa ngi nekk Baobab. j'avais juste ay leen 17 ans. waaw loolu yàgg na. ñu ngi ànd ak Papa Thione tey ci kër gi biir 9-11 ngir waxtaan ak moom alors man Papa dama bëggoon dellu soit un peu y a eu tellement de questions yoo xam ne nag jox nañ ñu ko bëggoon la ko posé am na benn rek boo xam ne for naa ko sànq ci questions yi dafa am ku ma laaj ne ma ci parcours ci sa peut-être répertoire bu ñu ko doon xoolaat am nga woy bu la ci marqué boo xam ne yaa ko def mu gën la ci neex wala mu marqué la. waaw bi ma ko defee moom bokk na ci parce que su ma naree benn way bi ma di ko sempi du yomb ci man. mais ñaari way daal. ba ñett mën na ma marqué nañ ma. dina way Seydina Mohamed. sama papa. ak sama yaay. yooyu marqué na ma. waaw yooyu daal marqué na ma bien que nag am na yeneen yoo xam ne tam. def nañu chemin comme. gis naa way bi tudd jaaga. neex na xale yu jigéen àdduna bi yëpp loolu moom ah léeg-léeg ma dégg sax mu naan ku ma ne ay Papa Thione ay su ma sañoon su ma tëddee maag sama jëkkër jaaga rek la may woyal ma ne ko ah bon. kon woy bi marqué na ko d'accord alors le temps may bàyyiwaat Penda di ñëw damay dellu si toujours ci actualité parce que mënuñu toog fii ba jóg te duñ ci wax fan yii lay passé ci coow yi nga doon wax mooy kàmb yeeg yooyu dégg nañu defe naa ñu woowaatoon la ba tey ci procès boobu ñu doon dégg mbirum faux billets yi wax nga ko léegi bu ñuy wax nañ koy dugal ci parcours bi parce que tooñ yeeg dompat yi loolu est-ce que di nga ciy bëgg di revenir lu waraloon tamit ñu woowaat la ci loolu. ñoo xam nga biñ ma yàlla tegee boobu nattu ba ñu génne ndéggandiku ba ñu xaaree ba ñoom ñu pare ba def seen jugement dañu ma seetal mais procureur bi am na droit def appel boobu nag mooy ñëw le 9 donc dañ ko dàq ba le 9 d'accord moom mooy appel bi. man ba tey ci musique bi laay desandi ñu gis ni xale yi tout récemment ci seen clip yi dafay fës lool ñuy taamu ci jigéen yoo xam dañuy taaru maanaam dañuy privilégié bu baax a baax côté esthétique bi est-ce que tey ci yéen seen temps nag loolu amu woon da ngeen dam def clip des fois sa ngeen invité ci ñuy fecc ndawara bi mu taaru lool est-ce que tey ji ñàkk taaral boobu noonu ñu am ci clip yi mënul nasaxal bu baax a baax musique sénégalaise. je pense pas xam nga yéen li ma la wax rek yéen seen génération lépp la boole dara desul ñun nag suñu génération amoon na loo xam ne ñëwagul woon et on n'osait même pas mais léegi fi mu nekk nii kuy def sa clip nag di nga jël ay jongoma wax dëgg yàlla ay borom xef yu gudd yi weexal ba tay xale yi ñuy solo moom duma ko teg rek li ci ba kilifa diine yu mag yi rek wax jamono dina toll foo xam ne xale yi jigéen ñooy gën a rafle te pourtant li ñuy sol ni mu seere mais du xaw a yiw trop par rapport ak ñun suñu génération mais doom loo ci man loo xam ne imaam yi wax nañu nangam bërëm kër yi wax nañu dama leen wax dara doom xamal leen lay bañ pa bi ba ne nag mu dem toogee xam nga. dañuy ñëwaat rek sànq ñu ngi doon wax par rapport ak Wally cette fois-ci dañuy wax par rapport ak Assane Ndiaye gis nan mu génne jamono yu ñu weesu benn album bay waajal sax Grand Théâtre album boobu ban jàngat nga ci am. soo bëggee dégg benn morceau lañ ma envoyé des États-Unis bu bokk ci albumu Assane Ndiaye bi di mu woy di wax ne fii lii la way après mu jël sa morceau bi mu woy ko
di déglu ko noo ko gisee man awma temps wu déglu Waaleek Ablaye Ndiaye ak Assane Ndiaye ak Boubacar Ndiaye man je suis tout le temps au studio te studio son yi nga xam ne mooy concerne son projet bi dañuy trier par version par jour man awma temps déglu kenn buy weesoo nag xam naa nag bu ki lay soo ko concentré wu nag déglu nay bu Youssou Ndour boobu ak albumu Assane Ndiaye mais loolu dina penché wu un peu ci sa relation ak sa frère yi. bu question bi quel est votre parce que gis nañu à chaque fois ñu ci bëri ba ci même Penda fu ñu toog gërëm bi ak jaar bi ñu jaar ci yow sa ay relation ak ñoom à nos jours. mais loolu kat ñoom nag yàlla moo def ñu bokk suñu bokk te ñoom ñëpp ci man la ñu jaar te ku ci nekk jéem naa li ma man loo xam ne ñoom chance bi ñu am mag bi leen ko defal man amoon boobu chance man kenn defal ma dara ginnaaw yàlla kenn man may tëb ko daanu rek nangam ba taxawal na raam daal mais bien sûr. bés ni ki tey si la Sidi Lamine Niass génnoon àdduna ngeen amoon nag diggante bu rafet ba nga wayaloon ko sax groupe de presse am boobu di Walfadjri ndax mën nga dikkaat ci sa diggante ak Sidi Lamine. waaw moom dafa xam nga nag Sidi Lamine borom xalaat la dafa gisoon ne en France rajo Europe 1 ak 2 ak yenn rajo yi dañuy produire des fois ay artistes xam naa ndeysaan loolu moo ko kii yoon rek mu ne xaaral ma dem gis Thione Seck ñu def benn collaboration mais normalement ci man la waroon njëkkee mais continuer rek. ak ñeneen artistes waaw ak ñeneen artistes. mais xaw ma pourquoi mu affaire bi amatul suivi mais au début c'était ça. d'accord. mais Sidi Lamine moom marqué na l'histoire du Sénégal turam doolu néew ma dina du gaaw a fay de waaye yaakaar naa ne balaa muy gaaw a fay dina yàgg de parce que moom itam joué na un rôle très très important ci média Sénégal et sur le plan politique. Il a posé des actes yoo xam ne c'est rentré dans les mémoire fi gaaw doñ. d'accord donc yàlla na ko yàlla yërëm rek te yéexuñu et puis tam ñu ngi dégg itam xibaar yu jógee ci foofu ci fa ñu ko denc. ñu ne daal nañu ko gisee. bu ko sañoon am loolu. alhamdulilah. macha allah yéen yàlla taas ci barkeem. voilà ñu ñaanal ko rek alors say relation souvent ci monde média bi gis am nañu ci seetlu sa diggante ak El Hadj Ndiaye sa diggante ak Sidi Lamine comme ni nga ko waxee récemment defoon nga benn single ak pour waa beneen rajo de la place keroog bi ma fi mujjee ñëw non Zik FM la am na boo ma diggoon sax anamu ne woon nga dig ñu defal benn de. mais kàll moo booy kàll bi moo neex itam yow itam doo wax rek Zik FM rek yow itam ana suñu bos. non yéen seen bos mu ngi ñëw. bu King FM. waaw. d'accord mu ngi ñëw. kon ñu xaar ko. ku ne am nga sa bos. d'accord alors ñu may fàttaliwaat ni auditeurs yi ba tey ñi nga ànd ak Papa Thione en exclusivité spectacle yi bi ma fi mujjee defe naa wala ci ay waxtaan dégg naa nga ni projet bi aussi dina ànd ak ay spectacle parce que waxoon nañ fi mbirum penc mi de temps en temps peut-être dinañu gis ñenn ñu bokk ci projet bi mais yow ci say spectacle da nga ko stand by wala mi ngi ñëwaat. en tout cas penc mi bu ñu génnewul. waaw dina bokk ci spectacle yi. parce que projet bi. kenn amu ci dara. li ñuy mën a forêt mooy rek bu spectacle yi commencé. xam nga nag bu ñu nee par exemple bon ce mois-ci mooy la nuit des Mandiak. Grand Théâtre. yéen ngeen jàpp ci. ñu duufal Mandiak yi ba ñu duuf ne leen nag fexe leen boobu bu leen kenn dàqalee. ba Mandiak yi xoolal ya dañ koon sax pañe yeeg fa mu ruq ñu mu ruq nafa yi ñu génn ko ñëw feesal Grand Théâtre. bon mois bi ki topp. les Tukulër. bi ki topp ba les Saraxule et cetera ci yooyu daal. lu tax bii njëkk a génn nii génnul physique parce que dégg naa léegi nga ne ci YouTube bi lañ koy am pour le moment. parce que xaalis amul. amul budget projet bi. bu amoon budget ñu am xaalis dañ koy génne en CD wala en clé mais pour le moment comme loolu ñëwagul. ana partenaires yi. partenaires yi ñoom dañuy ñëw wax rek après dem.
après silence rajo. sa mos naa suivre sa benn interview nga ni instant bi ni Wally Seck sa doom rek moom moo la ci jotagum dimbali. ci li may def noonu di avancer par ndànk-ndànk bien sûr waaw moom ciy jàppale waaw. léeg-léeg ana état bu Sénégal ci projet bu mag bu toll nii plus de 400 artistes. waa état bi day maa ngi xaar comme je l'ai toujours dit rek li ma président digoon. nee na ma ba dina ci jàpp. lan mooy sa diggante ak président Macky. jàmm la ñu seq sama rakk ju baax la. waaw sama rakk ju baax la. yéen a ngi déggante souvent yéen a ngi waxtaan. déggante souvent nag amul. wax dëgg yàlla ndax awma téléphone bu ma koy déggee. mais daal xam naa ne moom ku ma jox cër la ma. loolu moom xamal naa ko sama bopp. te am na fu mu ma teg. jëbal naa ko projet bi déglu na ko bu baax nee na da ko doon dégg mais léegi comprendre na bu baax a baax a baax. moom président Macky. waaw mu ne ma am naa fierté projet bu mel nii mu jóge ci un Sénégalais. d'accord kon nag sama gouvernement foog ñu jàppale la. maa ngi xaar kooku ñu ngi xaarandi. ñu ngi xaarandi. foofu la ñuy jaar rek ba tey seen diggante musiciens yi ak ministre de la culture yu fiy jaar ci gouvernement président Sall est-ce que ñi ngi def li leen war seen diggante muy ministre de la culture bu fi nekk ak yenn musiciens yi. xam nga nag ñun suñu malchance mooy amul benn ministre de la culture bu fi def dafa naa bu ñaari at amul de tey moom. bala ngay dugg ci kii bi ñu daal lay changé nga ñëw war commencé waat à zéro. ñun nag boo ko fii soo bëggee dégg ci wàllu musique moom fii non bool bi ñu juddoo baaxul dara mais ñaata musiciens ngay gis fii ñu feebar ñu dem ci télévision bi di def ay quête pour ñu faju ñaata musicien boo demee ba jëm mag bu la yàlla dimbaliwul non lekk nga. ñu gis la ci image boo xam ne da nga naan c'est incroyable te man su ma xoolee man des fois affaire daf may def retaan man li ma woy yëpp boo jëlee équivalent wu artiste français boo xam ne woy na nombre de woy yi ma woy ne kooku ba gën na il teg ay bagages yoo xam ne kooku il est à l'abri du besoin à vie. man je suis toujours là di marquer le pas. ah bon nga xam ne kay am na côté boo xam ne ñun amuñu fa sens dara. coow Sodav yaa ngi koy dégg. waaw. comprendre nga ci tuuti noo gisee. waaw bon mooy li ma wax léegi rek. xam nga bu fekkee ne artistes yi dañoo bëgg di gis léeg-léeg bu ñu amee soxla. jël ci seeni droit. faj ko même bu fekkee ne sax bariwul. bon et que du temps du BSDA. les artistes étaient payés tous les 6 mois. ba Sodav toog ba peut-être 2 ans xaw ma lan ni nga ko waxee. benn artiste jotul dara. du ñàkk nag ñoo xam ne moom. dinañ yëngu. fa ñu yëngu ndax biir moom bu fekkee ne dara new fa. dëgg. xam nga rek bon yooyu moom mën cee ñàkk. souvent y a des critiques yuy génn léegi parce que wax naa ko ci début bi franc-parler bi xëy na waral na ko bu mbir amee peut-être tu es face à la presse même su fekkee ni côté sortie au niveau spectacle wàññi nga ko mais tàmmu nga souvent di woo presse bi pour di leeral lu waral choix boobu aussi. damaa sonn ci. des fois sax ñu ne Papa Thione li muy génn ci presse bi dafa bëri de temps en temps. maa tey. waaye bañoo loolu. bañu ma ko ndax doom bu fekkee ne dafa jaar leeral. parce que léegi-léeg. leeral baax na. parce que gars yi dañ lay dëkkal foo dëkkul. affaire bi léegi il suffit d'un rien wala ñu jaxase bopp yi ba nga ne ah bon te fekk araam. demeewul li ñu wax. ak li xew c'est diamétralement opposé. am na ñoo xam ne. li am la ñuy wax mu ne. xanaa kon bu ñoom ñoo koy xam doom. li ngi jàppale journaliste yi. mais non man moom wax dëgg yàlla presse moom xaw na ma yàqal lu bari. man parce que la dernière fois dégg naa la wax nga ko sax ci réseaux sociaux yi mooy la presse en ligne. yi nga xam ne xëy na conférence de presse boo dem ñoo fay ëpp crédibilité bi sax mën na bañ a demee noonu loolu aussi am na danger quelque part. bon xam nga man du ma bëgg di tànn ceeb bu sew ak ceeb bu dijji bu ñu wooyee la presse
yi nekk ci les réseaux sociaux man bëgguma kuy wàññi nit bëgg mu naan non ñii ay ñu ndaw la ñu waaye nag damay bàyyi ñi ñëpp ñëw rek mais toujours fokk mu am koo xam ne moom non li ñuy wax moom la mu ci wut moom mooy buzz boppam moom xam nga foofu mu doon la benn question boo xam ne ba pare nag boo ca bañ a tontu bu demee da koy travailler taw yi ko nag di ko taw yi ndànk defee ko neneen ndànk wala di ko suroté ndànk ma ne mais man di léegi man daa je comprends pas ci sa projet bi am na ñu ma ci bëgg a seppi tuuti parce que dégg naa également sa benn sortie boo mujjee def grand yi dégg naa mooy sa génération ñoom ñooy mujjee ni ma ko bëggee ñoom ñooy mujjee parce que dama bëgg ñoom ñu parrainer une 12aine d'artistes par album. waaw donc ñoom ñu yàkkamti wuñu ko. alors wax nga aussi ci participation Pape Diouf ci la bokk. Pape Diouf sama doom la. alors bi ma koy invité. ci projet boobu mu ngi def émission RTS ak Prince. ci laa dugg en ligne ñu wax ci. moom ne ma père dinaa ñëw toj fii. ñëwagul. non ñëwagul mais am na yaakaar ne. dina ñëw toj fii. dina ñëw toj fii parce que amul raison pour ne dina ñëw toj fii ba pare du ñëw. te du ñëw d'accord. projet bi bu ñu ci ñëwaatee rek tey jii Papa Thione carrière bi mu def son yi mu def bu ñu ci doon déglu benn rek daanaka bu ci ëpp contenu nga ni bii la te bu ci ëpp solo aussi ñu ne mais tey jii projet bi mu nekk sénégalais yi nga xam si ñoo lay teewlu lan lu spécial lañ ci mën a xaar ci projet bi. na ma daan bindee rek laa ko bindee mais bi yoon c'est en français parce que wolof bi fii la yem donc j'étais obligé ma bind ko en français. li ma ci tagg mooy les artistes benn bi beneen bi les rapaces maanaam boo koy xool ci mbiru suñu borom lay wax ak bomb yi ñu teg ci jaww ji ak ci gaar yi ak nangam ay innocent di ki dee rek pour quel but nangam ak au nom de qui ak beneen bi c'est comme man tam j'ai essayé à ma façon de rendre hommage aux femmes. J'ai composé une chanson qui s'appelle Tu seras. Voilà. Tu seras la femme la plus heureuse du monde. C'est vrai, il n'y a que toi à la ronde et jamais je ne te trahirai. Genre boobu la rek. am na solo mais tey jii par rapport ak yéen ak artistes yu ndaw yi soog a fël parfois benn artiste fël fi ñëpp riirandoo mu jekki ba ci yàgg suux kenn déggatu ko tey yéen lan mooy seen secret ba Papa Thione à chaque fois bu génnee malgré âge bi mu am ak ni mu yàggee ci musique day gën a neex. xam nga on dit que les vieilles marmites font de la bonne sauce n'est-ce pas. loolu nekk na ci ñaareel ba tam il faut qu'il y ait des nostalgiques nag. waaw dëgg la ya nga xam ne ñooñu daan wut si comme ni public bi léegi di mu wutee wut si xale yi ñee ñu lekk ay mag lañu ñii ba talatuñu ko ñii dañu feebar ñii mënatuñu ko ñii ñu ngi ca jàkka ja loolu la rek alors ceeb bu sew bii nag nga xam ne ñoom toppatoo gu ñu jàkka ja dañ koo tal mën ko di ci daw mais voilà ala kulli yàlla. alors Papa Thione nga am technique way macha allah ñu seetlu léegi ba ngay interpréter paroles yi nga xam way nga ko ci rendre hommage ci jigéen ñi ci bile projet yaa ngi naan tu seras rimer ko ñuy faral ni seetlu ni à chaque fois ci sa texte yi da ngay faral di rimer say way da ngay faral di déglu rappeurs yi lu bëri wala da nga mës a nekk rappeur. dama mën a bind rek. mais am ngay doom rappeurs yu bëri. dama mën a bind rek. li ma woy man kenn mësuma bind rek dégg li ma la wax li ma mos a woy maa ko bind. c'est que man nag. déglu Seck Diack di la ci gis. Seck Diack ak Ablaye Diack di bokk. waaw ne xalam boo ko xasee ba accordé. mënatoo ko changer gamme. donc bu dee fukki morceau ak juróom-ñaar même gamme bi nga koy woy. man loolu moo ma neexatul ci musique traditionnelle. dégg ñuy wax do ré mi
fa la si do. bu dee musique moderne. woy bi mën nga ko woy en do. bi nga woy ko en fa. bi en si bémol. et cetera mais bu dee xalam mënoo loolu. léegi ku la soxla spectacle moom bëgg la engagé pour nga wéyal ko traditionnel. ñëwuma. métti na rek. mais spectacle yi da nga ko stand by la wax naa la ko léegi mais duggoo ci bu baax. non oui. à vrai dire dama koy stand by ba li may togg ni au moins bu lépp génnul tam. mais mu am benn partie bu génn. am benn partie ba bu génn. pression bi wàcc. alors li ñu desee ci waxtu bariwul daanaka jeex na ndax tellement waxtaan bi dafa neex ak Papa Thione tey moom la ñu fekk si ci 9-11 j'ai man question bi personnellement ci dama ko jël pour laaj la ko parce que dama ci bëgg a xam dara da nga am benn mental bu fort parce que tout à l'heure bu ñuy wax ci problème bi fi jaar moo xam ak justice par rapport ak phobie yi ñu doon wax te justice mujjee àtte ñi ngi wax léegi mbirum penc mi ak coow yi ñuy dégg souvent ci Wally Ballago Seck et pourtant yaa ngi ak benn mental kanam gaa ngi leer reetaan baa ngi génn yaa ngi koy gérer fan la force boobu di jóge ci yow. ndimbali suñu borom rek xam nga fii moom ku yàlla dimbaliwul rek nga gis buy. des fois du la déstabiliser. kay si parce que doomu aadama la des fois sama xol dina tooy des fois sama xol dina naqari mais nag après. da ngay bàyyi mu jàll te xam ne rek bon njëkkee moo ko te du ma ko mujjee te am na ñoo xam ne ñoo ma gën a mettile waaw loolu moom ça arrive waay. donc c'est une leçon à apprendre parce que loolu moom yaakaar naa ndaw bu ne peut-être di nga ci jaar wala nit mais mental boobu pour nga am ko c'est difficile foog nga nekk ndaaraan dëgg mën koo romb Penda wi. man depuis sànq damay dégg ci sa wax tout le temps rek da ngay évoquer yàlla ñu ko gëm yàlla la loolu day wane ni est-ce que tey ji sa gëm yàlla loolu nekkul li nga xamante ni moo la may sa constance bi nga am ci musique. bon xam nga ma fi yàlla bu la tegee nattu nga muñ ko tôt ou tard dina ko teggi boo ko muñul sa affaire la parce que moom gisuloo ko mais moom mu ngi lay gis muñal la wax mu ne man maa ngi ànd ak aji muñ yi da ngay ñaan julli nga ñaan maa ngi dégg kooku buloo ko mën a mooy xëy tey jii ñu yendoo kaf ree ginnaaw suba mu jëli kenn ci kër gi ñëpp yendoo jooy te kenn sañu ko ni pourquoi doo ko sax gis kooku doom loo ko kay da nga ci mooy rek lu mu la jox nga xam ne lii la parce que t'as pas le choix xam nga yow maa ngi jàkkaarloo ak yow man nga ma wax bu naqari léegi ma jóg mbëkk la xam nga wala mu man mii ma wax la wax bu la naqari nga daa may joxañ ba teg sa baaraam gi sama jë parce que maa ngi lay gis yaa ngi may gis te koo xam ne gisuloo ko da ngay nangu rek. boo nangul sa affaire la dogal suñu borom alors Pape fi may jeexalee aussi c'est une question importante pour ñenn ñi macha allah bi ñu ñëwee gis nañ ni que c'est bien structuré côté studio bi lépp daanaka fi lañ ko defee comme ni nga ko waxee projet bi à part ñi nga ci dugal ku mel ni Mao qui est un excellent producteur de musique ak ñeneen ñoo xam ne liggéey nañ ci lu tax gisuñu tey une maison de production wala un label Thione nekk ci ginnaaw produire ay xale. loolu moo waral ubbite studio yi loolu moo waral ma ne du ñàkk léeg-léeg su ma amee dara sax lu ma génne mën naa ko teg ci studio bi de jox gars yi. am na ay artistes yu nekk ci label bi déjà wala. loolu mooy sama yéene incha allah rabi bu lii rombee. bu projet bi jàll. parce que artistes yi bokk yëpp bu mënee nekk on va les produire incha allah. alors ñu defaat benn dernier tour de table ak Ndeye Maty Serigne Saliou Seck ak Penda Badji bi ñu àndal le temps nag peut-être ñu libérer Pape Thione comme ni mu ko waxee xat na lool waaye joxal nañu privilège boo xam ne King FM moo ko am ni mu ko waxee woon ak bi fi Birane Ndour ñëwee que projet bi Futur Média am na ci wàll bu rëy. Birane nee na ñoom version séeréer yi la ñuy jël. mën na ko fils pourquoi mën na ma noo père. bàyyil ma jël boobu. bàyyil noonu rek bon. kon séeréer yi lañ ci moom day mat. waaw Papa Thione man fi may jeexalee wax nga ko léegi Serigne Saliou ne doo mag ndax mën nañ xaar ci Papa Thione mu am ñaareel. ñaareel mel allahu akbar
allahu akbar man daal mosuma def interview wala waxtaan fenn te kenn laajuma loolu mais xam nga kam dama bëgg ñu may tegal reer bu normal ak añ bu normal xam nga doom ñaareel moom ñaareel daal yaakaar naa ne daal weesu la nga foog ma fii ba léegi man xale la doom kenn retaan ni mooy gën yow mooy Sané suñu chauffeur bi Sané mais Sané loo xam ki li mu wax wala daf may tooñ nee na weesoogul. d'accord mi ngi noonu Papa Thione man fu may jeexale rek mooy tey jii affaire bi am nga ci expérience bu ba loolu kenn nattableetu ko tey ban conseil ngay jox ñi nga xam si ay ndaw lan te ku nekk jug bëgg a dugg ci wàllu musique bi ban conseil nga leen di jox. xam nga déjà géej ñëpp xaj nañ ci li ne ci biir géej ku ci yàlla def nga jot sa wërsëg ba benn jën bii rek chaque jour mu ñëw ba santal yàlla ku ne xaj na ci ku ne nañu am patience te bu ñu commettre erreur yi nga xam ne ñun commettre nañ ko ñàkk a déggoo woon bi amoon suñu biir ba jël du temps ñoom nañu fexe ba boobu erreur bu mu leen dal loolu daal la mën a conseiller te ñu xam ne ku nekk saxaar li muy gaaw yëpp mënta yóbbu wërsëgu kàkkatar li yàlla bind ci yow du ëpp 15 du manqué tam 15 ndax yàlla bu ko ne wërsëg yi yàlla da ko jox doomu aadama nga xam ne doomu aadama moo soxor mais nag wërsëg moom yàlla moo ko yoral boppam di ko joxe à contre-goutte ñii di ko jox ñu bari ñii waaye ginnaaw tànk yaa ngi dégg ñu naan ana diw mu ngi fi mooy wërsëgam jeexagul ci àdduna bu sa wërsëg jeexee ci àdduna 40 jours nga am génn àdduna boo lekkee li yàlla bind ci yow yëpp 40 jours nga am. alors man sama dernière question mooy ndax Papa Thione tey ji expérience bi mu am yëpp ci musique prévoir na partager ko ak xale yi à travers ay séminaires wala dem sax ba taxawal école di ki jàngale wàllu musique. fii nag moom ku fi bëgg taxawal école jàngale musique moom di nga sonn lool parce que yi fi amagul si néew. muy école des arts ak nangam. bu doon man maa doon décider. kon yi fi changé na pour que ñu yokk vitesse bi. parce que dafa xaw a yéex ci man. mais ainsi va le monde xam nga rek. macha allah alors papa ñun fi ñuy jeexalee waxtaan bi déjà dañ lay gërëm bu baax ci privilège ak li nga ñu may. ñun ci yow sama rakk nga sax yow sama rakk nga et puis yow sax ci projet bi nga bokk yow mii. jeex na te dama war a woy dégg naa. dama nar a woy ak sama gars yi animateurs yi. waaw yéen ñëppay woy. dañuy woy si. dama demandé ku nekk defal ma tu seras jeex na. kon boobu rek la ñuy teg defal. te tegal ma xool dama tu seras. ay kals. merci beaucoup Papa Thione ñu ngi lay gërëm bu baax ak équipe bi ma àndaloon Ndeye Mati Dieng Serigne Saliou Seck ak Penda Badji Sané suñu chauffeur ak sama responsable technique Daouda bi nga xam ne moom aussi tey moom moo ñëw ànd ak ñun moo ñu jiite ci wàllu technique bi di gërëm également équipe bu ñu àndaloon yëpp par ma voix également ak suñu directeur Pape Cheikh bu King FM ñi ngi lay gërëm bu baax a baax ci exclusivité bi nga xam ne may nga ñu ko peut-être lan mooy message bu mujj bi ak kàddu yu mujj yi. xanaa di la xaar rek parce que yow am nga pàcc ci projet bi parce que yow côté rappeur nga bokk côté R&B bon te yéen a xam nag seen musique boobu li may nekk musicien yëpp yéen a ma ko gën a xam. dëgg la. bañ naa ko quand j'ai voulu que mu am ki touche. dama woo Mao. ne ko Mao. lii laa bind. musique baa ngi nii. jox naa leen parce que man dama lay jox musique bi ma defal ba pare. ak projet ak yëpp yow nga yóbbu. yow nga transformé version bi nga xam ne yow. moom nga war a liggéey donc il l'a bien fait. donc yow moom vraiment yàlla def na ne nous émettons sur une même longueur d'onde. te yaa ngi ci biir ba jeex. xanaa émission bi rek moo xaw a gàtt rek du man parce que. waxtaan bi neexoon na. ñaata temps la lii. def nañ presque 1 heure ah. voilà 1 heure de temps. 1 heure et quelque quoi waxtaan nañ fi 1 heure et quelque.
ah dafa gaaw di ma tibal. waxtaan bee neex rek. kon nag baax mais dinañu incha allah bu projet bi dellu avancé. waaw dinañuy doxantu de temps en temps. ak suñu reporters yi ñëw xool comme ni mu ko waxee partenariat bi juddu na ci diggante GFM ak projet bi ndax Birane ci boppam di suñu directeur jot na fee doxantu moom. donc ñun aussi de temps en temps xam naa dinañ ñëw seet si. mais laagal ma ko nag pourquoi mu opté pour les versions séeréer. pour les versions séeréer. waaw est-ce que bu ñu demee Joola itam duñ jël seen bos. Maniack yi jël seen bos ku ne tànn sa bos. fa Joola yi nekk foofu. ah bëri nañ fa de. benn ngi nii Sané ngi ne toog. waaw mais ko. après rappeurs yi jël seen bos tam. ñun géwél yi. waaw ah ci xanaa ci ensemble bi rek. mais daal laagal ma ko ne ko. lu tax sa papa nee na. waaw pourquoi nga choisir les versions séeréer. d'accord donc amul. projet bi dégguma ci naar yi. projet bi. am na. am na. donc ñu ngi ci biir. waaw ku mën a woy sax. ndeysaan. walaay ndeysaan il s'appelle Mourad. il a vécu en Inde aussi. mais nag moom xaw na ma rey nag parce que moom dañuy diyoo ba yàgg mu woy naar ba pare bàyyi ma fa dem Indo. waaw nga koy xaar. ma ne waay. jërëjëf Papa Thione merci beaucoup donc rendez-vous très bientôt et puis su ma juumul le 5 ci la ñuy am version bi ci YouTube. bu ci cat duggul. waaw de façon ñu ngi ci. waaw ñu ngi ci li may daal. bëgg nañ daal le 5 minuit pile. ñu jot ko. bu ñu nee kare ci YouTube bi. ñu dégg seen bopp kasumay. affaire yi jool jeex na mooy tey ce soir parce que on est mercredi donc tey bu minuit jotee suba jeudi di ngeen ko xëyee ñun aussi ci la première radio digitale bu Sénégal di King FM dinañu yendoondoo ak yéen ci sortie boobu. nga xam ne non yow waaw. da ngay ñëw yow dama lay jox son yi. jeex na. son yi yow lépp laa lay jox. bu soobee yàlla kon jeudi bi dinañu yendu ak yéen ci projet bi partie bu njëkk bi njëkk a génn ci suñu mbokku joolaay. boo gisee tam ma def ko tam première partie joola parce que xaw nañ sakkan donc partie bi nga xam ne mooy njëkk a génn. dafa na ay 18 lañu. mais des na. et pour ñoom seen yéen ñëpp mat. il faut que ma tourné waat 54 clips. 54 clips wallaay azim. tàmbali nga tourné ci. non ñii moom. ba tourné naa seen clip moom laa defoon defi fële Saly. projet bi ñaata temps la jëral ci donc ñaata at. 5 ans. 5 ans c'est difficile de gérer un projet pendant 5 ans. 5 ans mais fi muy sant yàlla rek mooy maanaam amul fuite. amul son bu fuité quoi. déedéet alhamdulilah. ça veut dire que c'est bien organisé. waaw sécurité bi maintenant. jërëjëf Papa Thione rendez-vous très bientôt incha allah. ba benn. ñu ngi lay gërëm jaajëf. merci Kals. Daba Umbature, Daba Jam Shabini, Ubajawale, Daba Majam Bogini, Daba Jam Shabini, Ubajawale, Daba Majam Bogini, Daba Jam Shabini. Sabajam Shabini